ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo umpalewu leen ni tàmbali nañ lii di dialogue national ci bés yu ñu weesu muy ab ndaje buy dajale bépp acteur ci dëkk bi tàmbale ko ci politiciens yi pouvoir ak opposition société civile kilifa diine ak aada ak ay yeneen acteurs d'après nag lu ñu wax li sabab dialogue national bi mooy waxtaanee lépp loo xamante ne nii ay mbir la yu laal doxalinu réew mi ñu toog waxtaanee ko ngir mën ci am ay saafara ci mujjanteel ba ñenn ñi démb dippee ko réconciliation nationale maanaam jubale askan wi. léegi nag laaj bi samp mooy ndax dialogue national boobee am na njëriñ waaw wala déet ndax bu ñu génnee ci yooyee waxtaan sénégalais bi moom dina ci gis boppam. beneen laaj itam di ndax dialogue bi doy naxaate est-ce que du ab deal boo xamante ne nii ñu ngi ko tëggee ca kaw bopp état bi ngir nelawal askan wi. parce que comme ni ngeen ko xamee suñu réew yi ñaari pàcc la sénégalais bi ci suuf ak sénégalais ba na ca kaw moo xam muy politicien moo xam ay yeneen i nit yoo xamante ne nii lépp lu ñu dogal ci réew mi seen loxo ngi ci te loolee lépp askan wi du gis boppam. donc est-ce que dialogue bi du ay waxtaan yoo xamante ne nii xeetu nit yooyu nga xam ni ñu ngi leen di tuddee Sénégal gi ci kaw borom loxo yu guddi yi comme niñ koy waxee ñooy dajaloo rek ay bés lëlu ngir waxtaanee ay mbir te finalement lañ cay jëlee simple citoyen bi moom du ci gis boppam. ci dialogue bi tamit am na ay opposants yu ci bokkul ñoom nee nañ gisuñu njëriñ bi duñ ci teew am nañ dëgg wala déet loolu lépp ay pàcc la yoo xamante ne ni daañu ko waxtaanee ci vidéo bi lépp ngir leeralal leen ko di sàkku ci yéen nag ngeen may ñu nopp déglu bu baax ànd ak ñun ci analyse biñ ci nar a def. li ñu njëkk a wax d'abord mooy dialogue lu baax la lu am solo la ndaxte réew moo xamante ne ni nit ñi duñu dajaloo di toog di waxtaan pëcc xoo lay doon ku ci ne di nga toog sa pegg di wax ñëpp di waxandoo et finalement kenn du dégg sa morom te askan bi ñu jàpp ni moo tax ñuy wax duñ ci gis seen bopp. mais li am solo mooy est-ce que dialogue bi jamono juñ ko organiser mooy jamono gi war ndax wolof day wax ni wax fañ ko war a waxee wax nañ ko war a waxee ak wax kañ lañ ko war a waxee mais ñun pàcc bi mujj bi moo ñu intéressé mooy kañ la ñu war a woote waxtaan. ci noonu li ñu gis mooy dialogue national bi bañ ko waree organiser yàgg na waroon nañ ko organiser laata ñuy yegg si fii yépp parce que jàngat bi mooy dialogue bi ñi ngi ko def ci jamono joo xamante ni nii ñàkk wóolante am na diggante pouvoir ak opposition bi ñàkk wóolante am na diggante askan wi ak ñi leen jiite. loolu bokk na ci li gën a tax ñu amal dialogue national bi te ñàkk wóolante googu noonu mi ngi tàmbale depuis yàgg na bi Macky Sall gannaaw bañ ko falee ba noppi mu ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam dinaa néewal doole opposition bi ba dootuñ tekkeeti dara te loolu bu ñu defee ab seetlu après kàddu la yu méngoog ay jëfam loolu benn la. ñaareel bi di lan moo tax Macky Sall wootewul woon dialogue national jamono yi muy jël yenn décision yi nga xamante ne nii avenir réew mi moo nekk en jeu. fàtte xaju fi organisé woon na fi ab référendum en complicité ak Ismaïla Madior Fall bi ko bindaloon ay loi taayeel ko comme ni mu ko bëggee woon boole ci ay parrainage yu ñu mel ak ay yeneen disposition ngir mettre ko à l'aise ci élection présidentielle yi nga xam ni weesu nañ ko te pourtant jamono jooju noonu wootewuñu woon ab dialogue ngir waxtaanee yooyee loi sénégalais yi dañu xëy rek bés ñu ne leen ab référendum mi ngi nii voté leen waaw wala déet amul benn waxtaan buñ ci amal ba trouver ab déggoo entre sénégalais yi ak ñi leen jiite entre acteurs politiques yi entre bépp corps buy bokk ci réew mi ni muy doxee. loolu benn transition la bu ñuy permettre ñu wax ci anam yi nga xamante ne nii moom la Macky Sall instrumentaliser lii di justice bi ci juróom-ñaari at yi mu njëkk a def ci bopp réew mi. cas bi ci gën a fës mooy kaawu Khalifa Sall waxuñ ne nag deful wala moo def. mais li leer ba leer mooy IGE bi nga xam ni moo def rapport bi tax ñu topp Khalifa Sall defoon na ab rapport ci jamono jooju ci yeneen bërëbu liggéeyukaay yeneen institution yu ci mel ni OFNAC ñoom itam defaat yeneen rapport te ces rapports yooyu noonu am na ci ay ñooñu Macky Sall maanaam ñi muy àndal ñoo xam ni joxoñ nañ leen loxo duñu tudd seen tur ñëpp xam nañ leen mais lan la Macky Sall def maintenant dossier wu Khalifa Sall la ci taamu ngir lan ay intérêt politique parce que jàpp na ni potentiel adversaire la ñu topp ko ci yoon condamné ko def nañ ay recours waaye teewul ni tëdd na
bépp ndombal tànk boo xamante ne nii Khalifa Sall amoon na ko te askan wi fal ko ñu dindi ko ci moom bu mu set wecc ndax lan ay intérêt politique simplement. loolee ay fàttali la ngir nit ñi xam li weesu wala li jiitu dialogue bi tey parce que li ñu gis mooy ab moyen la ngir effacer lépp loo xamante ne nii Macky Sall defoon na ko fi di nas ay pexeem di def li muy def du déglu du waxtaan du ci woo kenn toog tey ba lépp sotti tey ne leen gannaaw la ma defoon loolee lépp kaay leen ñu waxtaan moo tax ñuy fàttali yi. mais leneen liy wane ni dialogue national bi ay naxaate la fàtte wuñu suñu borom gannaaw ba mu ñu jagleelee xéwal indil ñu ay ressources yu ci mel ni pétrole gaz zircon ak yeneen richesse ñu découvrir ko suñum réew ak yeneen yu noo xamagul gannaaw ba ñu defee découverte yooyu noonu Macky Sall dafa profité ci juróom-ñaari at yi mu njëkk a def ci bopp réew mi signé ay contrat ak tubaab yi am na yoo xam ni teg nañ leen bët xam nañ ci yan anam lañ ko signé yu ci mel ni digganteem ak Total ak yooyu defoon nañ ci vidéo leeralal leen contrat yi Macky Sall signé defoon nañ ci vidéo bu yaatu mun ngeen ko suivraat mais lan moo tax jamono yi muy signé contrat yooyu noonu jamono yi ñu commencé def recherche yi xool ba xam bërëb bii wala bërëb bële pétrole wala gaz am na fa lan moo tax woote wuñ woon ab dialogue national parce que alalu réew mi la ab xéwal gu ñu suñu borom jagleel la te mu concerné bépp sénégalais nag moo xam rang bu mun toll lu tax woote wuñu pour xamal sénégalais yooyee lii de mooy xéwalu maam yàlla gi wàcce ci ñun même bu dee ni benn sénégalais la boo xam ne amul benn xam-xam ci wàllum pétrole ak wàllum gaz dialogue boobu dana tax sax mu wax ay bëgg-bëggam ak li muy xaar ci alal jooju noonu bu ci Sénégal commencé jëriñoo bu ko defee xaalisu pétrole beeg gaz bi dinañ xam dërëm bu ci nekk fan lañ koy dugal dinañ xam lan la askan wi di xaar ay càkkuteefam ngir ñu mën ko régler à travers pétrole ak gaz bi parce que ay ressources la yoo xamante ni nii mën nañ ci jaaree tekki ba faw képp kuy sénégalais nag foo mënti ne fépp fooy dund mën nga ci gis sa bopp buñ ko jaaralee ci yoon. mais finalement nan lañ def ak suñu pétrole ak suñuy gaz ak yeneen ressources yi bëgguñu kenn ku ci wax képp ku ci yëkkati sa kàddu rek ñu ne la noppil munoo wax ci mbir moo xamante ni xamoo ci dara parce que jàngoo ko xamoo li ne ci biir maanaam jéem a limité nit ñi pour que kenn bañ ci yey yàbbi kàddu gi ëpp bi Macky Sall ak ñooñam li ñuy faral di wax mooy gisaguñu sax benn toq pétrole ku ci ne di ci wax alors que jamono jooju noonu commencé nañ signé contrat yi maanaam lépp ay xeetu ndaxaate la ñu ngi signé ay contrat xam nañ zone yi nga xam ni pétrole beeg gaz bi fa la nekk wut nañ seeni partenaire ba pare na askan wi nag bu leen ci wax parce que commencé wuñ exploitation bi ci jamono jooju ñoom ñi ngi laal seeni plan doomi Aly Ngouille Ndiaye ak yeneen ni doomi ministre ñi ngi dem Londres di fa jàng nu ñuy gérer pétrole ak gaz ak lépp luy ressource minière ngir lan ëllëg ñu wuutu seeni baay maanaam ñoom ay dof la ñu jàppee wuñu ay nit ndeysaan ay xewulu suñu borom bu teewee ñu ne ñu yéen toogee leen fële ca côté ga bu ñu defee seeni manigas nag ba lépp sotti ba ñu xam ne lan lañ seeni plan ñu wooñu nag ci ay dialogue ku ne di wax yoo xamante ni amul bopp amul génn yéen doo wax fanaanee wax alors que la amoon solo romb nañ ko bu yàgg foog nit ñi comprendre ndax bi ñu bëgg a def di jéem a détourner suñu xel yi maanaam ñu xalaatee fii ñoom ñu ne ñu déedéet fii ngeen di xalaatee dañuy jéem a orienté foog ñu yeewu ci loolu. buñ ci noppee dañuy ñëw ci élection présidentielle yi weesu Macky Sall dafa lànk ci pàcc yu bari bi ci gën a fës mooy kaawu Aly Ngouille Ndiaye biñ ko ne warul organiser élection yi lan la tontu nit ñi duma ko def bamtu ko Macky Sall dafa gumba woon tëx lu boole ko nag lànk lépp loo xamante ni proposé nañ ko léegi nag gagné na élection yi benn mandat moo ko fi dese bu deful forcing mu ne nag nit ñi léegi gannaaw ba ma defee loolee lépp lànk bañ wootewu ma waxtaan def naa lu ma neex léegi nag ñëw leen ñu waxtaan loolu mooy noggatu nit xooxatal ko def ko lu métti ba muy jooy nag nga ne ko waaw léegi kaay ma nax la foog nit ñi yeewu bu ñu topp mbër yërandoo bi rek. leneen li reetaanlu ci dialogue national bi mooy Macky Sall bi mu koy lancé dafa woo ñaar ñu ko jiitu woon ci yorum réew mi muy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ngir ñu participer si. dañuy tàmbalee d'abord ci Abdou Diouf bi nga xam ni sax bu ñuy xool conseiller wala njiit bi Macky Sall di ëpp li muy déglu moom la lépp lu Macky Sall di nas ci biir réew mi rek jàpp leen ni mi ngi koy def en complicité ak Abdou Diouf moo tax yenn décision yu muy def du ñu bett léegi ñun laaj bi ñuy laaj mooy nit kookee muy Abdou Diouf lan la ko sénégalais yi war a wóoloo ba muy participer ci ay dialogue national bu dee dina teew sax du nit koo xamante ni dëggu na benn du nit koo xamante ni am na yërmande ci doomi aadama wala jafe-jafe dina am ci benn pàcc mu dugal ci kàddoom wala dox ci tànk jàmm parce que ku mënoo régler sa kër mënoo régler problème mu réew parti socialiste mi ngi toj at yi ñu weesu xajaloo yi di am ñiy jaar ni ñi la jaar na le ba léegi yooyu ci yàbbi jéemu régler problème bi
kon boo amee sa problème bu kër mënoo ko régler doo am yab bu doy ni ñëw ci ñun sénégalais yi naan ñu kaay ma régler leen seen problème. Abdou Diouf naa yam toog place am du moom mooy régler suñuy problème xam nañ anam gu ñaaw gi mu yoree woon Sénégal bi mu fi nekkee njiitum réew defoon nañ ci vidéo leeral nit ñi li mu fi def dàq ay père de famille ay junni nit di saaga nit ñi di xas nit ñi loolu la fi nekkee woon. ab nit la koo xamante ni mi ngi ci ñun mais faalewuñu ñu nit faalewuñ ko. keneen ki di Abdoulaye Wade bi nga xam ni moom nee na du ci teew mais li ñuy wax mooy est-ce que du intérêt sax mu bañ cee teew parce que bu nangoo loxo bi ko Macky Sall tàllal mooy jox na dëgg ñëpp ñi doon xalaat ni Macky Sall doon teel tànk ba ci ñun ñii sax parce que defoon nañ vidéo également ci anam yi muy jàppalee Macky Sall te sénégalais yi xamuñu ko menacé na fi ne sénégalais yi bu leen participer ci élection présidentielle yi parce que élection du fi am te am na bi mu leeree ni day am mu ne day boycotté képp ku ànd ak moom bul dem voté te loolu lépp xamoon na ni dil la pour que Macky Sall falu facilement après ñu mën a amnistier Karim Wade mu dellu si ci réew mi ngir participer ci élection 2024 yi lépp ay jeu politique la ñuy tëgg ci bopp réew mi te sénégalais yi duñ ko xam mais léegi nit ñi ku ci nekk yeewu nga askan wi xam nañ lépp dañu toog ne cell rek. léegi nag li nit ñi war a jàpp ci dialogue bi mooy Macky Sall fi mu toll nii gëdd lay wut maanaam quête de légitimité ni ko tubaab di waxee. boo demee même ci livre science politique yi wala sax ci communication politique dañ ko fay jàngale maanaam ab homme politique boo xam ne nii am na démb bu ñaaw wala jaar-jaar bu xaw a ñagas nekk ci ab position bu jagadi def nag ay mbir yu doy waar après nag mu bëgg a rectifier erreur yi mu def maanaam rattraper li weesu pour que nit ñi fàtte la mu jotoon def loolu la ñuy tuddee en politique quête de légitimité Macky Sall fi mu toll nii loolu la nar. woo gi ñu woo askan wi ci waxtaan moo xam ci secteur bi ñuy évoluer wala sax opposition sénégalaise bi ñu ne dañ leen di dajale ngir ñu waxtaan mooy nangu loo leen que ni élection yi fi weesu ak ñagas-ñagas yi fi am ak ñoom opposition bi ne woon accepté wuñ Macky Sall comme président parce que li fi xew jaaru yoon woo leen ci dialogue national bi mooy ngeen accepter résultat yi par force moo tax ñi accepté participer ci dialogue national bi dañu bokkoon ci élection yi weesu soit daanu nañ ci piège yu Macky Sall parce que reconnaître nga ko léegi wala da nga bokk ci deal bi tax ñu dëddu lépp loo xamante ni préoccupation askan wi la Macky Sall toog dëgg ci tànkam tey nag woote waxtaan ngir ñu fàtte loolu lépp te ay mbir yu ñu war a régler la du lu ñuy waxtaanee dañ ko war a régler wut ci saafara te tamit yooyu opposant weddi nañ seen bopp te du ñoom ñooy xëyat ëllëg jàkkaarloog sénégalais yi ngir jéem leen convaincre parce que ay nit yu soppi kàddu lañ saa yu leen neexee. li concerné nag opposants yi ñoom duñu participer ci dialogue national bi liñ ci mën a wax rek mooy ñoo yey te lu ñu gis mooy jàng nañ ci seen démb Ousmane Sonko itam ci carrière politique am bu gàtt Abdoulaye Wade am na lu mu ko jàngal parce que période campagne bi dagg na fi ay activité am dem seeti ko te xamul woon ne Abdoulaye Wade daf ko doon nax fas yéenewul woon pour jàppale ko yéene moo nekkoon Macky Sall falu pour que ñu mën a amnistier doomam ngir mu dellu si waat Sénégal participer ci élection yi ñu jëm parce que moom la bëgg mu nekk président réew mi looloo mës a nekk yéeneem donc amuñ dara lu leen di wax parce que junj nañ ko sànq Macky Sall bi mu nas ay pexem juróom-ñaari at yu weesu soxlawul waxtaan ak kenn te daan jël ay décision am xëy di ko proposer sénégalais ak opposants yi lépp rek ngir amaat deuxième mandat donc duñu fàtte loolee lépp ak yi ñu fi def ci ay mbir yoo xamante ni du intérêt askan wi ñëw tey ni nañu dëddu loolee lépp mënul nekk te bu ñu jéem a nax sénégalais yi jàpp ne rek askan wu teel a fàtte la parce que ñoom loolu lañ xam ñoom politiciens yi moo tax ñuy def lu leen neex. donc naka la ñuy comprendre noonu dialogue bii nii du dara lu dul ay naxaate ku ci xaar dara nag ci réew mi soppeeku xëy na xel mu dal moo la jàpp parce que dialogue bii nii wax nañ ko tey te ëllëg dinañ ko baamtuwaat du mooy changer réew mi ni muy doxee dara du soppeeku après dialogue national bi ci dundinu sénégalais yi Sénégal du ay wax kese moo koy doxal même proposition yi tukkee ci dialogue national bi après ci tiroir yi lañ koy ranger comme niñ koy faral di defee parce que dafa am lu xew ci réew mi sénégalais moo dàq wax sénégalais moo dàq bindi loi yu rafet sénégalais moo dàq xam réew nuñ koy doxalee mais application lañ dul def dialogue bi ay waxtaan la rek ku ci ne toog wax keneen ñëw wax finalement ñu tënk ay mbir pare fàtte ko comme si dara xewul foofu la dialogue bi di mujj amul benn njëriñ te bu benn sénégalais yaakaar ni réew mi dina soppeeku bu ñu jógee ci dialogue national bi xeeti naxaate la rek pour fàtte loo leen li nga xam ni mooy l'essentiel mooy li am solo ci seen nekkin ci seen dundin ci réew mi ni muy doxee ak seeni intérêt. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko dialogue national bi gis-gis biñ ci am jàngat yi moom day wuute waaye ku ci nekk rek dañ ko respecté li nga xam ne mooy xalaatam mais yaakaar na ni lépp luñ ci séddoo rek ci xalaat ci gis-gis amal na leen njëriñ ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.